salaamaaleykum mbokku internet yi mbokku Sénégal ma xaar tuuti nit yi dugg si boog ñu waxtaan tuuti gis nañu génn ci toile bi ndax ñàkk jot rek waaye bu ñu sañoon chaque semaine ñu waxtaan ak waa réew mi wax suñu xalaat ci doxinu réew mi def ay proposition apporter ay solution ci kem kàttan li ñu xam ak li ñu mën ci problème mu Sénégal donc tey ñu ñëw rek bëgg a waxtaan ak yéen ci ce qu'on appelle les délits d'enregistrement maanaam nit kuy waxtaan ak yow nga enregistré ko transféré ko wala ngeen waxante dara nga jël ko transféré ko lan moo ciy délit lan moo ci dul délit lan moo ci mën a fekk nit lan moo ci mënul fekk nit kañ la délit boobu di mën a am ak kañ la amut ak ban vide juridique moo am ci loolu lañ bëgg a ñëw waxtaane ko ñuy xaar tuuti rek quelques internautes ñëw dugg si ñu tàmbali waxtaan wi incha allah wax ci suñ kenn kàttan li ñu xam ñu ñaan aussi nag am na ci façon wax yoo nga xamante ni xëy na mën naa bett ñu bari mais lu ci lënt nit nga dem ci loi yi gëstu ji ko wala nga dem ci spécialiste droit nga laajte ko balaa nga koy weddi ndax bari na ci loo nga xamante ni jàppe nañu ko droit alors que xel mu rafet rek la Sénégal nag mooy réew mi nga xamante ni ñëpp ak mën a yem on est spécialiste sur tout et on ne maîtrise absolument rien du tout nit ñi fonk ñu gëstu wax lañu gën a fonk ci gëstu dégg naa moom lañ gën a fonk ci dem seeti source d'information bi ba xam li ñu dégg nu mu demee donc waxtaan wi tamit li ñu ci inspiré rek mooy li xew fan yi ñu génn mooy diggante Moustapha Cissé Lo ak mbokkam yooyu nekk APR kaddu yi ñu jokkalante lu ko génne ak lu ko génnewut diggante waa APR la ñu jote loolu ñun suñu yoon nekku ci duñ ci àddu la ñuy waxante tamit vraiment loolu tamit ça nous concerne pas yitteeluñu parti bi nga xamante ni am nañ ci njàngat muy lu mën a jariñ réew mi ñun ci loolu la ñuy waxtaan ak yéen muy vide juridique bi nga xamante ni dafa coiffer tout ce qui est délit lié à l'internet lié aux réseaux sociaux lié aux enregistrements ou aux diffusions de nouvelles à travers la toile d'internet ma wax ko ci olof donc mooy li ñu yitteel ci xulóob Moustapha Cissé Lo ak mbokki APR yi du liñ doon xuloo du li ñuy xeex du li ñuy saagante loolu dara ñoruñu ci parce que wax dëgg yàlla seen mbirum seen bopp kër Macky Sall la donc ñun bokkuñu ca kër ga juddoowuñu fa yaroowuñu fa màgguñu fa toxuwuñu fa donc vraiment jàmm daal lañ leen mën a ñaanal nag maandu ci seeni mbir nan ko lijjantil seen bopp li ñuy ñëw di ci waxtaan mooy ni ma ko waxee léegi mbirum loi yi nga xamante ni dafa lëkkaloo ak lu jëm ci réseaux sociaux yi lu jëm ci internet lu jëm ci buumu jokkoo gi nga xam ne léegi day jokkale nit ñi te bokkul ak téléphone ndax dama leen fi expliqué woon ne leen téléphone ak internet bokkuñu lee ci ab satellite lay jaar par des émetteurs et des récepteurs mooy téléphone lii di jaar ci ce qu'on appelle nan laa ko mën a waxee ci wolof sax moo xam fibre optique la moo xam leneen la bon dégg naa olof nag waaye yaakaar naa moo yooyu moom mënuma ko wax ci olof
Ibrahima Ba boo ma ci tanee nga dimbali ma ci waaye yow pël nga. Khalifa Ababacar Diop yow mën nga ma cee dimbali kon xëy na waaye yow it lébu nga kon nag xaw ma ku ma ciy dimbali fi mu toll xanaa peut-être Maam Fall. Voilà donc ñu am un vide juridique boo nga xamante ni war nañ ko mën a leeral ba suñu député yi war a mën a gëstu aussi ci loi yi jël code pénal bi jël contravention yi jël yëpp gëstu ko xool li nga xamante ni par rapport ak internet manqué na ba nga xamante ni ab juge amul fu mu mën a sukkandiku ba sanctionné ku ko def ñu jëm ko def ay projet de loi dugal ko assemblée nationale voté ko pour protéger population bi rafet na teg nañu ce qu'on appelle la cybercriminalité la police de la cybercriminalité mais ñoom tamit li ci ëpp ay abus de pouvoir rek la ñuy def li ñuy def du tege ci benn loi maanaam man may xam kenn à la police dikk ni diw def na ma nangam ak nangam ak nangam xamante ak ñoom rek ñu dem jëli kooku patam patamee ko daal di koy garde à vue en général sax week-end lañ koy def pour toroxal la dugal la ci violon bi bàyyi la fa week-end lundi ñu xëy libéré la mbaa bu leen naree jaaxal bu na ëpp seen loxo ñu defeere la chez le procureur bind la ca PV ba lu leen neex procureur ñëw xool PV bi entendre moom it peut-être mu amee ay appui ca kaw yoo nga xamante ni ki porté plainte da koo am procureur bëgg laa daal di sonal daal di lay placer sous mandat de dépôt nga def fa 1 mois 2 mois 3 mois ñu présenter le juge mu libéré la nga dem sa yoon. Le cas de Abdou Karim Gueye xurum xaax mi ngi fi li mu defoon amul lenn lu ciy délit bu ñu ko mën a tëje donc même Assane Diouf kenn encouragé wu ko ci saagaam yi kenn encouragé wu ko ci mais saaga yooyu muy def ci toile bi à travers l'internet loi bi mënu ko cee sanctionné moom kay day tudd kilifa ga porter plainte la mu ca wax nag bu fekkee du dëgg loolu diffusion de fausse nouvelle la mën nañ ko cee arrêté mën nañ ko cee entendre mais am maa dama saaga moom ci internet ci Facebook par exemple wala daf maa enregistré loolu encore une fois nañ ko xam mu leer ce n'est pas un délit tey su may wax ak yow ci WhatsApp enregistré la à travers WhatsApp wala may wax ak yow ci Messenger enregistré la à travers tout ce qui est VOIP heure bi la loi prévoirul benn délit boo nga xamante ni si am na ci bu ci enregistrement amee quand code pénal bi lu mu tere ci enregistrement c'est très clair mooy ñu toog mag yow ma jël enregistreur moo xam téléphone la moo xam micro la ma nëbb ko nekk ak yow di waxtaan ak yow te waxuma la ni maa ngi lay enregistré la loolu di wax man di orienter samay wax yow ngay wax objectivement ma enregistré la ba pare jël loolu dem yóbbu ko te yëguloo ko loolu mooy délit beneen bi gën a garaaw nag sénégalais yi di ci wax di ci toj Facebook bi mooy affaire audio WhatsApp wala audio Messenger tey bu may waxtaan ak yow nga envoyé ma ay audio ma envoyé la ay audio mais audio yi nga ma envoyé yow yaa ko wax volontairement man maa ko wax tamit volontairement samay audio boo jëlee samay audio partagé ko mu dem fu mu mën di dem ci àdduna bi keneen partagé ko defoo benn délit samay wax moom nga jël tasaare ko te loolu man maa ko wax inventé woo ko audio la bu leer naññ lenn rek laa mën kama ko wax bu fekkente ni wax ju ñaaw la bu yudul dëgg mu dem porter plainte ni diffamation laa def ci moom bu ma ñëwee ñu prouver que ni audio yi man maa ko wax man maa def diffamation bi loolu dañ la sanctionner comme ku def diffamation mais kenn mënu la sanctionner ci tey bu fekkente ni la nga wax dëgg la aussi du diffamation amul benn daan bu mën a tege ci sa kaw parce que kenn du la daan ci diffusion de fausses nouvelles kenn du la daan ci da nga même wax ja lu mu ñaaw bu fekkente ni dëgg la ki ko transféré partagé ko kooku kenn mënalu ko dara parce que ay wax la jël mi ngi mel ni tey ma yóbbante nit dara jox ko mu jël ko jox keneen mbaa ma dénk nit dara mu jël ko dénk ko jox ko keneen donc audio yi noonu la fay demee yoon du ci jàpp nit yoon bu ci jàpp nit aussi abus de pouvoir la boo jëlee avocat mbaa nga prouver loolu dañ lay bàyyi nga dem sa yoon li may wax nag lu ma pratiquer la inventé wu ma ko lu ma pratiquer la ak ay nit ci semaine bi ñu génn kese pratiquer naa ko muy lu leer nañ ñi nga xamante ni nit ki nga xam ni moom la daloon sax moom ci boppam dafa jàpp ni sax dafa def délit dafa tooñ ba début bi moom ci boppam da doon jégglu mais bu mu demee ba egg ca kaw kilifa yi ci boppam ñoo ko ni defoo benn délit te pourtant bi ko
woowee entendre ko nangu nañu ay téléphone am nangu ay tablette am ak yëppam mais seen chef yi bi ñu ko yëgee dañ leen a yuuxu dal ci seen kaw ne leen amu leen ci benn droit te kooku li tax may joxe exemple bi mooy sénégalais yi yeewu te jéem a wuti nu ñuy xamee seen ay droit parce que kooku bu amul woon tey ñu intervenir ci chef yi nekk ci kaw mën nañ ko ci fitnaal ci lu dul yoon parce que bu dee tey un sénégalais lambda bu amul benn jafandukaay benn ku mu mën a jaar ba ñu lijjanti ko police da koy jël entendre ko patam patame ko nangu ay téléphone am te déjà nangu téléphone yaak lépp sax amuñu ci woon droit chef yi signifié nañ leen ko wax nañ leen ko yuuxu leen ci def leen ci lu nekk donc ba ñu ko defee ba mu dellu si waatee jaar ci kaw kilifa ga recevoir ko mu expliqué ba pare ne maa ngi jéggalu parce que xam naa ni man maa def erreur ndax man maa partagé ay audio yu ñu ma yónnee chef bi dañu ko mais yow defoo benn délit loolu du délit amuñu droit sax di laal di jël sa ay téléphone ci loolu ñan ñoo ko def mu waxe brigade bi ñu téléphoné leen sur le champ téléphoné seen chef ne leen rendre leen matériel lu jàmbur amu leen droit de téye matériel am il n'a commis aucun délit ba mu delluwaatee waxtaan wa wóote na ak bu njëkk ba recevoir nañ ko bu baax respecté ko jox ko ay matériel am bàyyi ko mu dem yoonam donc sénégalais yi fokk ñu xam seen ay droit benn ñaar ñu constaté ni on a un vide juridique dans nos lois yoo nga xamante ni am na mbir yoo nga xam ne lu mu garaaw tey loi bi sanctionné wu ko te loolu tamit mën naa indi fitna cim réew moo tax assemblée nationale suñu député yi war nañu gëstu loi bi xàmmee li normal ak li normalul ak li ñu ci war a dolli ak li ñu ci war a dindi ñuy def ay proposition de projet de loi pour rectifier les lois et pour ajouter ce qu'ils doivent ajouter pour ñu mën a couvrir population bi donc tey en matière de public et privé aussi da ngay dégg ñu naan injure publique ci ku saaga ci WhatsApp comme ni ko Cissé Lo defee ñu jël saaga yi partagé ko ñu ne ñi ko partagé dañ leen a war a sanctionné loolu tamit yoon waxu ko tey fan mooy public ak fan mooy privé war nañ koo mën a délimiter en matière d'internet y a pas eu de borne malheureusement donc munoo wax ni su ma yónnee dara inbox privé la su ma ko yónnee ci mur bi public la inbox aussi bu fekkente ni dama laa yónnee benn audio nga partagé ko yónnee ko sa xarit boobu yónnee ko xaritam keneen yónnee ko xaritam ba mu daj Sénégal mais public bi jot nañ ci est-ce que bu boobaa da nga naan c'est toujours privé wala c'est toujours public donc ruq ngi noonu boo nga xamante ni war nañ koo leeral te leeraluñu ko boo ko jëlee def ko ci mur bi tamit ñëpp gis ko mur bi aussi bu dee réseau social la lu mel ni Facebook maanaam du site internet boo nga xamante ni moomuloo ko Facebook page bi bu nekk réseau social page bu nekk ki ko ubbi moo ko moom bu ko neexee tëj ko ba ñaari nit a koy gis bu ko neexee tëj ko ba benn nit a koy gis bu ko neexee tëj ko ba kenn du ko gis li muy publier bu ko neexee ubbi ko ba ñëpp di ko gis donc foofu tamit mënoo délimiter ce qui est public et ce qui est privé parce que dooma ni boo ko tëjee ba benn nit di ko gis wala ñaari nit c'est privé boo ko tijjee ba ñëpp mën koo gis c'est public mënoo ma wax loolu mi ngi mel ni sa néeg nga tëj bunt yi ak nga tijj bunt yi nekk ci biir di def dara tëju ak nga tijj ko nekk ci biir di def dara tu ne peux pas dire que boo ko tëjee day privé boo ko tijjee mu public donc yoon doxewut noonu yoon du statuer noonu di statuer ci circonstance bi buñ ko defee lii la buñ ko defee lii la non yoon moom bu dee loi la day ratifier loo nga xamante ni day général donc war nañoo xam bu baax li nga xamante ni moom la ñu yoon may ak li ñu yoon mayut ak li nga xam ne bu ñu ko defee lii ñu ci fekk ak lii duñ ci fekk encore une fois droit bi ay loi la yoo nga xam ne voté nañ ko tënk ko mu leer naññ du ay xel mu rafet bari na tey lu ñuy xase tamit ab juge ci ku libéré nit mbaa ku tëj nit fekk nit ko moo juum moo xamul ay droit am dem jaar foo nga xam ni waru faa jaar ba ñu condamné ko wala mu jaar foo nga xamante ni waru faa jaar ba war na faa jaar ba ñu libéré ko donte sax mën naa am moo tooñ ñu libéré ko parce que yoon wañ war a jaar pour condamner ko jaaruñ ca woon bu tribunal demee ba constaté ni ñii dañoo juum ci procédure mais dañuy libérer nit ki mu dem su ko defee population ba mën nañ caa soulever wu mën nañ caa xuloo mën nañ caa xeex mën nañ ñoo wax ka ni yoon amul nangam sangam alors que juge ba droit la lire
mais ña doon porter plainte ñoo xamul seeni droit dem jaar ci procédure yu baaxul loolu aussi dafay am. kasaalika aussi noonu la nit ñàkk a mën a xamee ay droit am bañ tëj ko ci abus de pouvoir te du ko xam te bu signifié woon ni xam na ay droit am dès le début police da koy relaxé mu dem yoonam. kon daal ñu xam ni en matière d'internet, en matière de WhatsApp, diffusion, partage ay audio vraiment euh, ñi ki séddale audio yi c'est malheureux de le dire mais deful benn délit donc loolu dañ cee war a réfléchir xool nan la ñuy def ba nga xam ni mën nañu interdire nit ñi par une loi ñuy partager ay audio yoo nga xamante ni du consentement borom. ba pare tamit beneen bi gën a garaaw soo jëlee exemple Cissé Lo saagaam yi mu saaga ba joxe audio yi ba audio yi dem ci ñi mu saaga ñooñu partagé ko moom Cissé Lo partage moo njëkk a partagé audio yi moom mi ko saaga kon léegi kan la ñuy condamné mu génn les gens disent que ñi ko partagé ñoom la ñu war a kii man ñoom ñëpp sama yoon newul ci ñoom ñoom mburu foofu ko fëriñ ñoom laa yemale donc protégé wu ma ci kenn faralu ma ci kenn mais li nga xamante ni si moom moo yanu maanaam ma gis ko ci biir débat yi loolu laay waxtaane ak li nga xam ne nag man sama bopp maa ko vivre la semaine dernière ci abus de pouvoir au niveau de la police sur des diffusions des partages d'audio yoo nga xam ne teguwul woon fenn ñu nar cee fitnaal doomu aadama ma xam ni mën naa dal bépp sénégalais loolu laay waxtaane pour nit ñëpp yeewu ci donc loolu lañ bëggoon andi tey duñu guddal di ziar ñëpp di ñaan jàmm Sénégal di ñaan yàlla mu génnee fa pandémie bi ci ni mu gën a gaawee wéral ñi mu dalagul yàlla bu mu leen jege allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim di ziar ñëpp di sant ñëpp jërë ngeen jëf